man la Dado Bah Ndiaye ah Ndiaye Kulu Ndiaye Ndiaye Jaata Ndiaye ah solo ma gisee rek ngeen xam ne comme real estate la wax naa leen ko soo saa yoo ma gisee ma toog fii bu leen xelaat beneen topic de xelaat leen na kii waxi comme real estate rek la moo ñëw wax fii nii so benn tey nag dañoo dem ak yéen si promotion bi ñëpp xam ne ñu ngi si weeru koor ah te lu ma la naa wax nag mooy ngeen gaaw de ngeen daw si because soo leen xoolee léegi promotion du teel a amaat de léegi fu mu nekk lu des mu du 2 weeks di parce que léegi 1 week moo des next week time bi fekk nit yaa ngi wax waxi julli ak yeneen soo daw si leen gaaw ngeen ñëw si promotion bi balaa muy jeex promotion baa ngee dem de 2 weeks si moom xaw ma 3 weeks si dem na already ñi ñaa ngee ñëw nag waaye benn tey ñu ne xaaral ñu génn ñu waxal leen ne promotion bi mu ngi on benn tey soo daw si leen gaaw ngeen ñëw su ko defee ngeen mën a amal seen boppa dëkkuwaay yu baax yoo xamante ne soriwut nit ñi am na courant am ndox ah soo daw si leen gaaw ngeen ñëw balaa promotion bi di jeex 1 week rek moo des bugguma kenn ñaaka nag surtout ma yuut si maa ngi ko répétaat de daw si leen gaaw ngeen ñëw soo tey nag ma ngi fi am suma ñaari naataango Mami ak Awa so dinaa bàyyi kii naka leen ko waxee dinaa bàyyi Mami mu introduce leen boppam moom tam benn tey rek comme nuñ ko daan defee rek moom na leen mun di waxal si soose su ko defee ngeen mun a understand Awa tamit na leen di mun a waxal tamit si English su ko defee tam ngeen gën a mun a understand moom xam nga wax naa ne ñun dañ versatile nekkuñ fi pour benn language rek dañ fi nekk pour ñëpp so leen buggee joolaa bi o njaago bi sax next week ma askil leen ko xam nga wax naa leen loolu noonu so naa bàyyi Mami mu introduce boppam assalamu alaikum baden la moy lalo alnal baden wala Mami suso comme da do ya fa nyame ndoro bu wo we kanana janna kal hakilo bulande ko mba promotion menna abita kana hane bi so mba fala la moy lalen jibir lal mo be se borina yana na office to ton table Samson building no santo ni natane ji nsa foye wala ngi samba dulal to damel yalon ka bam pulo kon wala hane ka binne talafta dawo dala Gambia ni fanal la isa fo molia na taranga dulal so je kos na flyer balo bala comme nga fano nyamen ka dula dol so tala bari buka wal ka flyer balo ba so ni mari lafta dawo dana hane ni fenko highway property ni fota tan office to ba fali yela nga so to damel ma fangol la nakata wo nyama on si samba dula nyen to yajibe ba falale ko ngal konto sunkat dima dado thank you. Okay Mami thank you Mami jërëjëf so I hope na yéen ñëpp xaama ngeen ko every week ñu ñoo fi dee nekk so dinaa bàyyi tamit Awa tamit mu introduce boppam mu wax leen tamit moom mooy kan xam naa ne moom xanaa ñu ees ñi parce que everyday ñu ngi am ñu ees ñoo xamante ne ñu ngi ñëw di seetaan di leen bëgg a xam ne kii kan la man de musuma seetaan li au ak li so Awa na la introduce al boppam mu wax leen moom mooy kan ak lan la pare def si show bi tey. Thank you so much, Dado and Mami. Ramadan Mubarak again. You guys forgot to say that. I have already said it. Yes. Yes. I said Ramadan Kareem to everyone. Does it like fasting there? Okay, you will think it's me. That is a Anyway, thank you guys so much again. I mean, we've been doing this for 2 months or so. It's been amazing, and we see all the feedbacks, our family, our friends, and even people that we don't know. They come to the office and they tell us that we are doing amazing. So thank you so much for always watching the show. I know you guys already know my name. I don't know about Mami and Dado, but me, I know you guys already know. We might have new viewers, so well, that's you can just tell them your name. So my name is Awa Conte, and we are back again today. We have amazing news for you guys as usual. Dado is going to talk about so much, and Mami is going to talk about a lot, and I'm going to emphasize on so much things that we have going on. Thank you so much again, you guys, for always being here, for always supporting. We appreciate it. We appreciate the love. We hear it. And all the suggestions that you guys give us, we are making sure that to put that into the show. And I'm sure you guys are going to be, amazed with the things that we have in store for you guys. So thank you so much. Okay.
comme awa nu mu ko waxee rek ñu ngi la naa jërëjëfal because without yéen duñ toog fii nii without yéen suñ toog fii nii bi amul benn njëriñ te to be honest wax dëgg neex yàlla Olof Njaay mi ne ku waxu dëgg nag wax fen dëgg nit yaa ngi ñëw call si support yi ideas yi di wax ne next time fooguloo ngeen defee nii ak nii ak nii li kontaan leen si torop ñun yéen lañ am loolu leen ñu wax rek loolu la ñoo def bu leen wax dara de after weeru koor incha allah di ngeen gis yeneen ñu épisode di ngeen gis yeneen yoo xamante ne du nekk ne comme estate si rek la ñu explain ñu ngi am yeneen ak yeneen si biir so after weeru koor incha allah bu leen woori loolu ñu suggestal yëpp dinañ ko def gis neen yëpp gis neen taxawaay bi gis neen support bi xam nga yéen without seen support comme real estate du dem te dëgg support yaa ngi ñëw nit yaa ngi koolee fu nekka xam nga abroad Gambia bi Sénégal calls yaa ngi ñëw nit yaa ngi ñëw to be honest ñu ngi ñëw di ñu patronize so lu ñu am pour wax leen rek ñu ne leen jërëjëf ñu jërëjëfal leen bu baax parce que def ngeen loolu leen war a def yëpp loolu ngeen nekk di def without yéen comme real estate du dem yéen a tax ñun ñuy dem soo jërë ngeen jëf si support bi waaye benn tey tamit ñu ngi wax tamit ngeen ñëw ngeen daw si gaaw ngeen ñëw 1 week moo des pour promotion bi muy jeex déggu leen ma de te promotion bi su jeexee pour ñu amaat beneen promotion boobu du yomba de soo daw si leen gaaw ngeen ñëw tey nag dinaa delluwaat si new estate suñu amoon xaw ma ndax yéen a ngi mën a remember first week of the Ramadan bu ma doon wax maa ngi leen waxoon ne tey dañ am location yoo xamante ne US la understand ngeen so I think maam yi yéen a ngi mën a remember loolu noonu so waxoon neen si ñun awa ak maam yi waaye dama bëggaat tey ñu delluwaat si loolu noonu su ko defee because price yi tamit dafa cheap 99,000 rek nga am kër so léegi lu ma am pour wax mooy tey si place yooyu noonu la ñoo delluwaat almost am nañ si 5 to 6 location yoo xamante ne US la yoo xamante ne ñu ngi ko dugal si market bi te macha allah dëgg la ñu njàngee ñëw waaye bëggoon nañ tam nit ñi gën a ñëw because price bi yomb na tamit pour balaa ñu ko yokka bu ma njëkkee rek moo nekk Jamanjiri Central su ma waxee Jamanjiri Central su ma waxee Central rek war ngeen a xam ne Central moom loolu si biir dëkk bi la nekka si diggi dëkk bi la nekka so moo tax ñu ne ko Jamanjiri Central foofu nag ñu ngi ko plot dimension bi 20 by 20 meters la so plot price bi before ñu ngi ko doon jaay 490 so léegi gis nga wàññi neen fa at least ñu ngi ko jaay 475 te foofu noonu mu ngi am courant mu ngi am ndox ba pare nit yi soriwuñ foofu noonu de moment ñu wax central rek yéen war ngeen a xam foofu noonu so last roundabout before Jamanjiri 100 meters from the main highway nga am sa kër boo xamante ne nit yi soriwuñ fa te ñu ngi fa dëkka so naa bàyyi maami mu explainal gars yi si soose su ko defee ñu xam fan mooy Jamanjiri Central mbaadiŋolu kamaliya moy ñaamin doron daada kamin fo nin surwa kan wala ñinte ko Jamanjiri nal hakkilo ba kan ko man ton nga fale ko nga dula ko tol na fe na ngale ñim promotion kono abol kono Jamanjiri Central bo wala kono ala dimension ko min ka fale ñaamen wate 20 by 20 meters nka wala di be para price o ñi before mbadi kan 499,000 so ñim promotion ko nga jinde nga ke 475 so promotion o mbita kana hane bi coming alia moy ñaamen 1 week damma wala tutaji pro Ramadan promotion o ñi ba so mba fala mo be ibe katabanding ya futanan na office oto niya kasha regarding ni lafta dula men so mba fala le ko ale si ale la moy dula jamal bi jela mili alon ko nyante falala nyanda ko wo discuss jak bi sa je gal ya Allah because 1 week la tuta wo sambin sai danaka next week damma inshallah ni wo batala doron baduna salukul kono ni bota Ramadan kono comme nga fale ñame ñimo promotion te wala nga ñim price o di yalla so ni promotion o botala mimba woku ko ma wolande xamuñ lu ci gëna promotion ñun xamuñ ko de ñun promotion lañ xam nak mami waye leneen lu tegu ci promotion man mo leral so thank you so much yeah so mami explain Mandika Kagoto and gal ya understand because ku nekk mooy seetaan soose bi pul bi joola bi xam nga ñëpp a ngi seetaan te Gambia lu ma gën a neex moo nekk di nga doon pul
waaye doo laaka pul xëy na doo xam sax di nga dégg soose bi ak olof exactly di nga dégg olof waaw moom mu ngi nii sample baa ngi nii so moo tax we think comme ñetti language yi nii suñ ko waxee fii nii daanaka Gambie bi yëpp dinañ dégg luñ nekk di lii luñ bëgg a wax yeah so Awa da bay Awa tam mu explain la si English Madam Conte. Yes. Dado, it's early to be hungry. You're right. So we are discussing Jambanjeri Central. Plot size is 20 by 20. Like Dado mentioned, if you say central, I think everybody knows where that speaks for itself. Yeah, exactly. And we also know that Jambanjeli is becoming one of the most beautiful areas in the Combos. I mean, people have settled there already. Yeah. One of our estates, I think, is Jambanjeli Phase 1. That place is already gone. It's full. Yeah. Stay full already. People are staying there with their family, in fact. But I found no am current. So Jambanjeri am nañ fa estate yu bari. Yu bari lañ fa am te yooyu yëpp dafa fees. Mashallah. So moo tax ñu ne Gambia jërë ngeen jëf. Ñun loolu rek lañ am pour wax. So the price before was going for $499, and for the cash payment is going for $475. Like Mami always mentioned here, when we come here with prices every promotion, maybe for Eid, Christmas, New Year, what we want is to make things easier for the people. Exactly. We sit down as a team, as always, and we discuss how can we make life better. I mean, what do we need to do to help the people on a plot of land? For me, I feel like it's one of the best things to do as a young person, to invest in something. And that's something, if it's a land, it's the best investment you could do. Sure. Yes, you can always rent it out. You can build a home there. You can. I mean, it's a resell legacy it. for you and your family. Because I know my grandparents, where they live, when I go there, I see the history. And my grandparents, they're not, they are no more. Exactly. But they left something there, you know. So I know my kids are going to come, you know, my grandkids are going to come. So owning a place, it's not they will for want you. to see what their parents left behind. Exactly. So it's a legacy for you. So this, when we sit here, I think sometimes we don't even know what we are doing, because when we sit here, we're encouraging people. I mean, we are telling them that this is the best way you can invest your money. I mean, there's so many other investments you can do, and sometimes it could go wrong, whatever. But a land, a property, you can never go wrong with that. No matter where the location is. Sometimes when we have people that come and we suggest Penyem to them or another place, they're like, oh no, that place is far. I'm like, no, guys, it's not far. I mean, it's just that when they go to this side, they become amazing. I can fully remember when Buma dika farato, because man hanga suma mami fofu la dika. Oh, I remember Lulu time ñun bu ñëkke xalé. Yeen gis nga dem ngeen suñu koñ tuddu. Time bobu nonu mami ñun mun naa wax ne koñ boobu ñun rek ñoo fa nekk. soo génnee guddi sax after timis doo dee ñëwee ña giina. maa ngi fàttaliku loolu was back boori 2012 xam nga yooyu noonu maa ngi fàttaliku maa ngi nekk xale. waaye xoolal léegi suñu koñ. yéen dem ngeen foofu noonu. gis ngeen foofu empty land. gisu leen ko fa empty land bu fa nekk ku nekk daf ko fa bàyyi pour doomaam yi. te maa ngi ko xoolee comme suma maami yaay kooku noonu. gis nga suñu kër du em soo fu mu nekk nii kooku dee na suma maam dee na waaye right now ñun ñoo nekk di take over so right now kooku noonu gis nga lu mu fi bàyyi so laan yooyu noonu mu ngi ko doon jëndee ay 300 imaginal faaraatu at that time so léegi ñun xoolal ñu ñoo nekk di take over because kooku gaañu na suma maam gaañu na last year def neen miraas bi so ñun sët yi ak doom yi ñoo fa dëkka ñun tam suñu yaay suñu demee ñun ñooy moom kër bi ñun tam suñu demee suñu doom yi ñun ñooy moom kër bi so laan man dama dee wax ne nekkul ne comme maa ngi liggéey si affaire yi comme real estate waaye man dama dee wax ne ku dugal sa xaalis si laan doo ko regret ba pare doo musa ñaaka business boobu doo déedéet dangaa jënd moto nga jaay ko nga ñaaka moto soo ko dawalee benn 30 secondes sax doo ko mën a jaayawaat the same price waaye laan danga koy jënd this year so lu ma wax nit ñi mooy soo xamutee lan nga fan ngaa dugal sa xaalis comme ne maa ngi jënd kër man xaw ma toogal ak ñun
ñun xam ne because da ngaa jëndal land tey 100,000 next year nga jaayee ko 3 to 400,000 ñaata profit nga fa make su la neexee It's happening. exactly su la neexee nga demaat jëndaat beneen 20 by 60 feneen ay busura ay yini nga ñëw nga teg next 10 years yow su la neexee ay millions so yow di nga ñaaka sa doom itam duñ musa ñaaka so lu ñoo wax nit ñi rek mooy ñu daw si ñu ñëw laan nekkul loo xamante ne say dugal sa xaalis nga réccu ko possible sax so awa loolu laa amoon pour explainal ñi what you were saying, it's so right. Last 2 weeks, on Friday, I remember on Friday, we had a woman from, I think she's a social worker, if I can remember. When she came to the office, well, one of our agents directed her to the office, but when I was having a conversation, because when we have customers, I like to ask you, what lead you here? Why do you want to buy this, you know? So when I was speaking to her, she told me, she said, one of my friends was watching your show actually, and she sent me a link. So when I heard what you guys were saying, and she told me, she said, I have a $60,000 right now, but I know that Julie Mungenyo, and I know that this money I'm going to spend it, and I don't want to spend this money. She said, but my friend got 3 plots from you guys from the beginning. She has been with you guys, and she has always been telling me, you know, buy, but I never got to buy. So she said, when I saw your show last time, I decided, you know what, before spending this money on it, let me try to buy the place. She's the second person to get Jambanjeri Central. You know, yes, she deposited a 50,000, and we spoke to her. You know, we gave her a reasonable price. She was so happy. Like when I gave her the contract, I'm like, "This is yours," and I was like, you know, even if you can't come, because I know you guys are busy. If you can't come to the office, here's a number. You can always call, and then we will come and pick your payment, give you a receipt. It's very transparent and all of that. She's like, I know I did the right thing. I said, this is why we go to the show every Wednesday, because it's not for us to sit here and say, come and buy. It's for us to like give you reasons. Reason to buy a land from us. And letting you know why it is important for you to invest in your tomorrow. Because I'm sure her friend that bought 2-3 years ago or 5 years ago, she didn't regret it. And she's in her third. She was even telling me, Mansa dina ñëwaat pour ñëw jënda. Manako, we have really good prices. You can come this time around. Man kay SO la jënda. Manako, wow, jëndal SO is a good place. Like, how come to SO? I have a customer there. Exactly. So you can see, if she had known, she would have gotten. And she was telling me, my friend used to tell me, gender. But Halis Bisudugirek, I find something else to do with the money. So this is why sitting here, I think we are doing so much without us realizing. Like having these small conversations, these 30 minutes, 40 minutes, we are helping people. And I know people are helping us because you guys are the ones that put food on our table as well. So we are doing what we as I always said, without them, we cannot be sitting here. No. Because we muna neka fi di bala par ken neku di watch. But pare, to be honest, come ñi ñange comment, calls yange ñew. So obviously, without yen, ñun duñ dem. Ñun yeen lañ am de. To be honest, te dega support bi mom Gambians they are really doing. ñu nekk fii ñu nekk abroad ñëpp a ngi support. So loolu lañ bëgga gis nga kooku 60,000 bu mu am mu ñëw. Gis nga jox nañ ko foofu noonu laan so amee sa 20,000 sax bul gis sa boppa comme mu ngi fa pour jàppale ñëpp. so daw si leen ngeen ñëw soo xamutee nooy defee sa laan bi lu tax nga war a jëndal laan sax pour ëllëg sax ñëwal nga toog ak ñun am nañ expérience dinañ la wax di reason dinañ la waxtaan ak yow yu bëri yoo xamante ne xëj na yow xamuloo ko woon sax so dina naa dugal tam si suñu YouTube bi tamit di follow xam nga di déglu suñu conversation yi ak yooyu noonu so I think loolu noonu is important so beneen bu maa ñëw wax si mooy pirang I hope no su ma waxee pirang ñëpp xam neen pirang moom si biir kaama la nekk because xam nga biir kaama dafa rëy so pirang bi tamit ñu ngi ko jaay à 20 by 20 meters price before boobu noonu 200,000 la so right now ñu ngi ko jaay 175 at least 25,000 discount odu maam yi nu mu ko dee waxee mun nga am foofu tri bi xoolal price bi waat ba xoolal price bi from 175
to 99. to 99 sorry waaw. This is why I said Daro léegi bëgg naa góom daal kii nii naka dinaa si sax awa waxaat bi yow dafa mel ni or bi jàpp na la